ndax Abdoulaye Diouf Sarr lépp lu Yoff xewle lépp lu Yoff bëgg mu ngi jaamu soxla yooyu ànd ko doomi ndeyam yi toog ci kaw nga xam ne tey jii bis bi biñ ko tànnee dañu nañ ko jox Abdou Naar mii ñu mu nekk parrain wu bis bi kon loolu wax dëgg yàlla ku baax moo koy def kuy mottali kóllëre moo koy def kon yàlla leen yàlla jàppale li Yoff gis ci yéen ba yëkkati leen teg leen ci seen kanam yàlla buñ ci réccu dara yàlla na confiance bi di gën a wëy di dem ba ngeen ni yéen doyal nañ yàlla na ko yàlla def ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy jox suñu bàyyi du Diagne mu ñëw def Moussa Diagne mu ñëw def témoignage ci monsieur le ministre su paree ñu jox imam mu àggale thème bi parrain bi tëj ñu def ñaan incha allah bismillah. aleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di baalu wax ñëpp wax dëgg yàlla gàntal naa ba sonn mais président moo ma xoj rek mu ne ma daal foog nga jël kàddu yow yaa ñuy gërëmal sunu maire sunu ministre muy Abdoulaye Diouf Sarr mais jëkk loolu comme ni ko sama rakk ji waxe rek et vraiment ñu ngi gërëm docteur Aïssata Tall wax dëgg yàlla moom bi mu yégee ne Thier ci mbooloo mi la bokk daf ne mbooloo mi mbooloom la donc vraiment ñëw na gis ngeen délégation bu rëy bi mu àndal vraiment loolu rek doyoon na mais mu yëkkatiwaat enveloppe bu am solo ñëw teg ko suñu loxo ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne moom la nekk di yëngatu yàlla na ko si yàlla defal lu ëpp njortam ñu ngi koy gërëm di ko sant fu ngërëm yem et di gërëm aussi comme ni mu ko waxee rek monsieur Mass Mbeng wax dëgg yàlla taaral na bés bi comme ni mu ko waxee damay bañ répétition et ñu waxoon ne nag buñ ñëwee nañu gërëm mu sunu maire di sunu ministre mais man tey damay wax ne nañu nëbb Ablaye feeñal Abdou Naar parce que Abdou Naar ak Ablaye duñu ñaar kenn lañu moo tax bi ñu nga xamante ne jox nañ bés bi Abdoulaye Diouf Sarr mu ne moom li ko gënaloon ñu jël parrainage bi jox ko Abdou Naar Mbeng kon loolu moom mooy wane seen ak bennoo moo tax ma ne tey nañu gërëm Abdou Naar monsieur le maire nag comme ni ñu ko waxee comme ni ko imam waxee thème bi moom yàlla def na suñu diggante ak moom laalu ko ndax wax dëgg yàlla matal na kóllëre ci suñu diggante ak moom ndax comme ni ko imam waxee ñaare nit bu la yàlla dénkee ay ndombi tànk rek nga changer ay ànd changer comportement waaye moom yàlla def na loolu dalu ko ndax Ablaye lépp lu muy séddale dafay bàyyi xel amical bi ñun damay wax ne ñun waa amical bi ñun ñëpp aji ji nañ màkk parce que bu yëkkee góor ak jigéen ci ñun yóbbu màkk mel na ni ñun ñëpp doy nañ ma dem nañ màkk loolu ku mu doyul dara doyu la dara dootu la doy mais wax dëgg yàlla yëkki nañ presque ñaari góor ci ñun yóbbu màkk yëkki jigéen yóbbu màkk te incha allah nee ne yemul foofu am na yeneen yoo xam ne mu ngi ñëw yëkki na aussi ay nit fii ci mbooloo mi yóbbu leen ba Maroc ñu dem ziyaari ji Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif donc Abdoulaye damay wax ne lépp lu mu yëkkati rek te en tant que ministre bokk na ak ñun ñëw bi mu nekkee ministre du tourisme dañu am réunion école 1 mu ñëw en tant que ministre toogaat ak ñun ci banc yi fàttalikuwaat démb ba loolu moom def na ko ñëw ne daal dafay ñëw pour wane ne ci amical bi la bokk yàlla dogal ici sunu président Thierno Mbeng am xalaat bu mu ca xalaat xam nga waa Mbengeen ñaare fu ñu nekk rek foog ñu am lu ñu dugal mu ne nañ leen indiwaat li nga xam ne moo daan nekk école 1 te mu bëggoon ko lool muy Rama Ndiaye sunu benn jigéen la bu baax di magi Ominte Ndiaye bi daan defar ay ragu pour waa Mbengeen daan ko jaay école 1 Thierno Mbeng mu ne réunion yi dañ war a delloosiwaat lool buñ paree ñu def genre récréation kenn ku nekk dem ci ñambi ji ñu jënd defar mais vraiment keroog ñu def ko muy am lu am solo loolu waa Mbengeen ñi ñoo ko dekkal vraiment ñu ngi koy gërëm président ci loolu vraiment keroog def nañ ko mu neex mu fàttali ñu cosaan mais vraiment ñu kontaan ci loolu daal lañ waxoon ne bu waa amical bi ñëwee ñu wax ko gërëmaat encore une fois monsieur le maire Abdou Naar Mbeng ci li nga xam ne moom la ñu taxaw ci soxla Yoof ñoom daal li leen ñor mooy soxla Yoof kon jaadu na fépp fu doomu Yoof nekk bu ñu wootee nga jàppale leen ñun daal Ablaye sañu ñoo def lu dul di ko puus
ndax damay wax ne toog ci branche garab ba noppi di ko siyee bu daanoo rek nga am problème te Ablaye buñ ko jàppalewul mooy loolu. su ko defee ci gàttal pour bañ a monopoliser parole bi ndax imam dafa war a yeggali buñ paree incha allahu monsieur le maire conclure ñu ñaanalante ba benn yoon ngeen baal ñu wax. kon su ko defee dañuy mottali rek benn point bi ñu dese ndax waxoon naa ne waxtaan wi ci ñetti point lañ koy tënk ñetti question luy kóllëre wax nañ ko liñ ci xam lu tax nit war a am kóllëre wax nañu liñ ci xam ak li ñu temps bi may bu mujj bi mooy nan la ñuy def ba mën a sàmm kóllëre boobu ñaari parti la woon bi ci njëkk mooy jikko yi nga xamee ne moo war a ne ci nit ñu nangul ko ne am na kóllëre waxtaane nañ ko beneen pàcc bi mooy bu mujj mooy yonent bi nan la ñu jàngale kóllëre nan la ko dunde ndax mooy sunu royuwaay loolu nag bu soobee yàlla dañ koy tënk rekk ci fan yonent bi ni mu dundee kóllëre dafa yéeme yaatu na waaye ñun benn côté la ñuy jël mooy digganteem ak sunu yaay Khadija radiyallahu taala anha ñun ñépp xam nañu ne sunu yaay Khadija moo magoon yonent bi fukki at ak juróom waaye moom moo dox ngir yonent bi nekk boroom këram ndax moom sëyul woon ngir àdduna ngir plaisir mais ay valeur moo taxoon muy sëy valeur yooyu mu gis ko ci yonent bi moo tax mu nekkoon soxna su am alal commerçante la woon moom sunu yaay Khadija bi mu gisee ci yonent bi lu ko doy jërëjëf Khadija mu gis ci moom lu ko doy ci la dox ngir yonent bi denc ko yàlla dimbali ko ci lool mu jël alalam yépp teg ko à la disposition de rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndooy jërëjëf nekk ak moom di ko jàppale su yonent bi jaaxle mu taxaw ba njàqare la jeex lu yonent bi bëgg mu taxaw ci yonent bi nekk ak moom ba mu génn àdduna moom sunu yaay Khadija li olof di wax kóllëre gannaaw lay féete yonent bi dund loolu ak Khadija ndax jële nañ ci Anas ibnu Malik moom mooy woon jëwrinu yonent di ko liggéeyal nee na yonent bi day lépp luñ ko mën sa indil ci ay cadeau da koy séddale lii yóbbu leen ci diwu ndax xaritu Khadija la woon lii yóbbu leen ci diwu ndax soppe Khadijatu la woon nii la ko daan defe nee nañ mas na toog bis ak saxaaba yi rekk seen as ndaw suy ñëw yonent bi jox gàttandu ko ba ndaw si yëgsi mu jël kaalaam lal ko mu toog ndaw si toog
ndaw si di ko nettali lu bari di ko fàttali Khadija fi yonent bi toog yenn saa yi mu reetaan ndax dañ koy fàttali lu tax mu ree ci Khadija bu toogee ba ci yàgg mu jooy ndax ndaw sa toll na ci point boo xamee ne moo ko jooyloo ca Khadija ba mu ne ñëwee ñu laaj ko mu ne waaw kii xaritu Khadija la daf ñu daan seet lu bari mu ngi bàyyi Khadija xel moom yonent bi sunu yaay Aïcha bi ko yonent bi jël moom rekk la jël ci ndaw mais nee na moom Aïcha bi ko yonent bi jël fekk na sunu yaay Khadija génn na àdduna Aïcha ne man soxna yonent bi fiiraw ma ci kenn lu toll ni li may fiire Khadija te pourtant dajew ma ak moom ci loxo yonent bi dégg nga wax ni nee na li ko waral mooy yonent bi dafa bari lu mu doon tudd Khadija mais loolu kóllëre la nit nekk na ak nit ba tàyyi nekk sa soxna mu génn àdduna keroog nga ko fàtte tuddatoo ay baax-baaxam waxatoo dara ci moom mais yonent bi mu ngi ñuy jàngal ne du noonu nee na bés moom Aïcha mooy wax yonent bi day wax ci Khadija ay baax-baaxam ndax itam reconnaissance la pour nga am kóllëre il faut nga reconnaître nit ki li mu la defal ci njëkk bi Aïcha bés mu énervé wu xam nga jigéen la rek te mu ëpp xam-xam ci jigéen ñi jullit yi Aïcha mu dàqoon jaamu yàlla ñépp waaye keroog xolo fiiraange yëngal na ko ba mu ne yonent bi waaye yow Khadija rek kooku nga xam ne dafa màggetoon bi mënatul dara yàlla may na la lu ko gën yonent bi naka laa wallahi géñ naa ci yàlla mayuma lu gën Khadija xam nga bu doon jamono bi nit ñi seen ñaareel bu ñu leen waxee wax bu mel noonu nu ñuy def ah na ku ne imaginer rek waaw wax nga dëgg de sàllaaxu ku dul toxu doo xam fu dëkk neexe wax yooyu nga xam ne du waxi nit ay bu doon jamono bi gaa yi naneen la ñuy waxe mais keroog yonent bi da ko an li ñuy wax an ko mukk bu ko waxati yàlla mayu ma mukk ku gën Khadija ñu ne mu ne keroog bi ma kenn gëmul Khadija moo ma gëm ndax moom moo jëkk gëm ku ne góor ak jigéen ñëpp bu ñu leen boolee Khadija jëkk gëm rasulallah yonent bi ku reconnaissant la
yàlla nanu yàlla fayal mag ñi kooku mooy Khadija yonent bi ne yow mu ma foofu bi ma ñëpp xañee seen alal moom moo jël alalam bokk kook man Khadija mu ne bi ci am solo man bi ma ci gën a neex mu ne yàlla sama njaboot yépp ci Khadija la ko jaarale xañ ma ñeneen ñi ci des tax sa soxna bi nga jabooteel jar na bàyyi xel kooku kóllëre dañ ko dëgër xam nga jamono bi dangay am sa soxna amuloo dara ngeen di jóg ko daanu di jóg ko daanu ba yàlla ubbil la nga am ak moom njaboot bi la yàlla yu ubbil booba magal na taaram wàññeeku na kàttanam wàññeeku na njaboot gi téye nañ ko léegi tànkam diis na am nga ci droit am beneen soxla bu gën a ndaw beneen soxna bu gën a ndaw waaye na ànd ak ngor ànd ak kóllëre fàttaliku démb ba doo frustré kenn ñii nag foofu ngay jaar ba amaat keneen kooku yàlla dogal mën na am ay moyen kii nga jëkk jël amul woon dara yow amoo woon dara da ngeen doon jóg ko daanu loo ko joxul amu ko amul lu mu jox say ay gorom amul lu mu jox ay bàjjen amul lu mu jox ay ndijaay léegi ki nga am nag am nay moyen moom moo tal alal jël ay amam di jox ay ndijaay ay goro ay nangam mais jamono bi da ngay gis ne nit ñi goro yi moom la ñuy jël teg ci kaw moom la ñuy tagg moom lañ naan moo baax fàtte nañ démb kóllëre ginnaaw lay féete nit ki bi nga manul bi nga manee fàttalakul bi nga man loolu tax yonent bi wax loolu ci Xadija ne démb man ak moom la woon mu metti woon lool mais mu def ay sacrifice yu bari jërëjëf ngir man rasulullah bi ci gën a yéeme yonent bi avant muy gàddaay waaleykum salaam jërëjëf avant muy gàddaay di jóge Màkk dem Medina sunu yaay Xadija génn na àdduna fekkewul gàddaay gi yonent bi dem Medina fukki at ba mu dafa dem juróom-ñetti at mu ñëw Màkk moom yonent bi ànd ak doole joo xam ne kenn mënu ko téye ba mu ñëwee Màkk ñépp daw làqu ñiy dugg ci lislaam dugg ñu nekk waaye yonent bi yow ban kër ngay dal xam nga kër yaa nga fa kër yu luxe gaa ñi bàyyil nañ ko fa dégg nga ñi dugg ci lislaam ku ne bëgg mu dal këram xam nga lu mu wax sampal leen ma xayma ci Xadija ca bàmmeelam Allahu akbar ñu ne mu ne Bilaal kaay Bilaal nekkoon ku ñuul ñàkk solo ci bëtu nit ñi mais am solo ci yàlla mu fàttaliku Bilaal ci ñi ko jëkk gëm la bokk bañ ko daan teg ci naaj bu tàng bi naan ko weddil yàlla mu naan mukk ahadun ahad ahadun ahad yàlla kenn la yàlla kenn la dem na ba mënatul wax yàlla kenn la mu naan kenn la kenn la kenn la te moom yàlla naaj wi tàng jër booba lislaam amul doole kenn mënu ko dimbali keroog ca bis boobu bañ ko sampalee xayma dane Bilaal kaay mu ne mu nekk maag yow ñooy jëkk julli ci biir kaaba gi ñu pare mu nekk yéegal ci kaw nga nodd Aboubacar sëgg Omar sëgg Bilaal si seeni mbagg la teg tànk yi pour mën a yéeg allahu akbar yonent bi fayee ko loolu kóllëre loolu
ak yeneen yonent bi dund na ko jàngal ñu ko moo tax waruñu dañ di étudier dund yonent bi ni ñuy nekk ak sunuy doom ni ñuy nekk ak sunuy soxna ni ñuy nekk ak sunuy xarit lépp rek min kulli wasfin hamidin bi ñu waxoon léegi rek kon yàlla na ñu yàlla defal sutura yàlla na ñu yàlla def ñu am kóllëre yàlla na ñu yàlla may nu xam lan mooy kóllëre waaye nu sàmm kóllëre xam nan lañ koy sàmme nu ngi tënk wax ji foofu di bàyyi al imam Ibrahim Bass mu tënk tuuti rek bu ñu laata jox monsieur le maire incha allah ngeen baal ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mu mel ne ni ñu ubbee woon waxtaan wi daanaka noonu lañ koy waxaatee ndaxte ba ñuy door wax nañ ku ñuy ubbil waxtaan bi ñëpp xam nañ éloquence am al fasaha wal bayaan te dañuy wax ne nit ki bu la yàlla xañee lool rek xañ na la lépp. waxtaan bi itam mu jaral ko ci anam boo xamante ni moom lañ ko soxla woon ndaxte benn mag bu am solo ci réew mi di sayyidul qawmi Cheikh Seydi El Hadji Mansour al Kabir dañ ko laaj ci jamono nu ñuy fexe ba mucc bay sàmm kóllëre ba duñu am problème mu ne wa sawwi aghlal ghina wal faqr na nga yemale ku riche ak ku pauvre ndaxte ku riche ba nga ànd ak moom di ko tagg chaque jour ëllëg dina ñëw mu ñàkk nga xarab ko ku amul woon dara nga koy daw ëllëg dina ñëw parce que alal seexluwul kenn loolu lu jar a bàyyi xel la. bu ko defee ñaari histoire yi ndaw pour jox monsieur le maire bu ci njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci kóllëre rek ak benn mala bu ñuy wax kéwél yonent bi dafay doxantu ci gott ci àll bi jékki-jékki dégg kuy yuuxu naan ko yaa rasulallah anqidni parce que yonent bi lépp daan wax ak moom xaj yeeg xar yeeg nag yeeg doj yeeg lépp am ku naan ko yow mi yàlla yónni kay dimbali ma yonent bi ne loolu de dafa mel ne baatu nit la parce que xamul ba mu ñëwee fekk benn waay moo jàpp kéwél gi daal di ko yeew ci tànkam ay nelaw daal di ko dab mu nelaw ci digg àll bi te kéwél gi am na ñaari doom yoo xam ne daf ko war a nampali mu nekk histoire bu wér ci siira sallallahu alayhi wa sallam ñëw wax ak kéwél gi ne ko lu xew mu ne kii de moo ma jàpp te maa nga bàyyi ak ñaari tut tànk yoo xam ne da leen war a nampali yonent bi nekk ndax su ma la yeewee nga dem nampali say doom di nga ñëwaat parce que kii moo la jàpp man moom ma la mu ne ko waaw ngir matal kóllëre mu dem nampal ay doomam ñëw yonent bi salaa salaam di ko takkaat waaj yeewu ba mu gisee yonent bi rek ak xar kanam gi mu tiit ne ko yaa rasulallah maada turidu yow mu yàlla yónni loo bëgg mu ne ko dara kéwél gii de yaa ko jàppoon mu ne ko ndax da nga ko bëgg mu ne ko soo ma ko mayee dama jël mu ne ko may naa la ko yonent bi ne kéwél gi mën nga dem ba mu demee ba ci digg àll ba mi ngi naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax matal kóllëre beneen bi gaynde goo xam ne ci histoire arab yi gaynde ak benn waay bu ñuy wax demba ci ñàkk matal kóllëre ndaxte demba tam dafay doxantu ci àll bi dégg yuuxu yu méttee métti ba mu ñëwee gis benn gaynde goo xamante ni xiif na xiif goo xam ne maanaam yax yi sax mën nañ ko compter mu laaj ko lu xew mu ne ko dañ ma tëj fii ay fani fan lekkuma ba ko dem ba tijjee rek gaynde gi nar koo song ngir lekk ko mu ne ko yow yaa ñàkk kóllëre ak teraanga bi ma la defal gaynde gi ne ko kon léegi luy pexe mu ne ko léegi nañ dem ci yoon bi bu ñu taseeg ñetti nit wala ñetti mala bu leen waxee histoire bi rek lu ñu wax rek nga appliqué loolu ba ñu doxee tuuti dajeeg benn njombar ñu wax njombar ji histoire bi njombar gi ne gaynde gi lekk ko kii moom lekk ko direct parce que ñii dañ ñoo sonal parce que ñooy bay ñax yi duñu am lu ñu lekk te fu ñu gisee fàdduñu gaynde gi ne ko kon benn ngoog ñu dem ba si kanam romb xar ñu wax ko histoire bi xar ne ko fàddal parce que ñii tabaski duñu bàyyi ñu noppalu ko gaynde gi ne muy ñaar ñu dem ba si kanam te sek benn till
fekk tilli bi dafa am lu mu jàppoon ñuy wax ak moom jékki-jékki lu mu jàppoon réer léegi nag ñu avancé tuuti tilli bi ne leen waaw ndax fu ñu yemoon mën ngeen ma ko wax fan la parce que moom li mu jàppoon moo ko yitteel ba ñëwee ba foofu nag mu ne waa d'accord ba mu gisee affaire am bu denc ko fu wóor nekk nañ dem ñu dem mu nekk gaynde gi yow foo nekkoon ci kaaf bi sax ban côté nga tëddoon mu ne ko côté bi laa toog tëdde woon mu ne ko dem ba noo fekk woon gaynde gi noo ko tëjee woon noo ko kànnaare woon mu kànnaar ko mu ne ko damal dox sa soxla yow ko ñàkk kóllëre nga parce que boo waree rek da nga koy gis te ñàkk kóllëre fa tabarakallahu baaxul moo tax mag ñëpp matal kóllëre lañ leen taggee suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy bu ko góor gi di tagg mu ngi ko taggee ci matal kóllëre lillahi durruka min cheikhin yadullu ala mawlaahu qawlan wa fi'lan yabna usmana mu nekk wax yu bëree bëri fa tabarakallahu hada billahi tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Seydi Omar bu monsieur le maire di wax nga dugal ko ndax moom kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi teg ko ci loxo imam mu yeggale ko imam yi nga xam ne ñoo nekk fii yépp nekk sumay xarit di nuyu kilifa yépp grand Serigne de Yoff maa ngi lay nuyu suma xarit di nuyu ñëpp di baalu ax monsieur le maire maa ngi lay baalu ax yow yaa moom kàddu gi waaye dafa am rek lu may seede imam li may seede mooy li nga xam ne lépp jàngale nga ko fii te muy lu wér ñu résumé ko ci kóllëre maa ngi seede ne kóllëre googu Abdou Naar mii mu ngi koy doxal ci digganteem ak Ablaye Diouf Sarr wax nga ne kóllëre mooy nit ki boo nekkee ak moom la muy wane ci yow su la wanee gannaaw nga wane ko maa ngi wax ne Abdou Naar mii loolu lay wane ci digganteem ak Ablaye Diouf Sarr mënal na ko kanamam mënal na ko gannaawam fu ne ñu ngi fiy ñëw di teew fu ne ñu gis fa Ablaye Diouf Sarr maanaam bu ñu gisee Abdou Naar rek dañ naan Ablaye Diouf Sarr maa ngi seede ne li ëpp lépp ci taxawaay bu ñuy taxaw ci wàll wépp Abdou Naar moo koy taxawe digganteem ak Ablaye Diouf Sarr maa ngi seede ne moo ngi fàtte boppam ci lépp lu mu mën a doon ngir Ablaye Diouf Sarr nit ku mel noonu nag su ñëwee taxaw tey ñu ne parrain bi Ablaye Diouf Sarr la mu jël lépp jox ko Abdou Naar dama ne Abdou Naar mérité na loolu moo tax may seede diggante boobu bi nga xam ne nii kóllëre gii di Abdou Naar di doxal ci Ablaye Diouf Sarr mën na ku ma xam na ne duma waxu caaxaan yaruñu ma ko xamuma ko moo tax Abdou Naar ñu ngi lay ñaanal yàlla maa ngi seede na Yoff gépp Abdou Naar mii digganteem ak Ablaye Diouf Sarr mu ngi siy doxal kóllëre gu mat sëkk ci biir ak ci biti ngeen baal ma xaw a salaam auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi yépp di jël nuyoo bi di ko tox suñu loxo imaam yi muy imaam Moustapha Samb ak imaam Bass je pense que dama koy wax léegi fu ma nekk si tànt yi naa ne ñun waa Yoff war nañ sant yàlla bu baax parce que ay jamono si ginnaaw tànt boo gis Yoff boo ñëwee ki ko doon du waa Yoff mais les 95 tànt yi waa Yoff ñoo koy animé waa Yoff ñoo koy firi donc loolu l'islam bi évolue na bu baax a baax au niveau de Yoff te loolu am ngeen si empreinte bu baax ñu ngi lay sant bu baax a baax di xam ne li nga fi waxtaane jàng nañ si lu bare di nuyu samay kilifa ndëkk je pense que kii wax na ko léegi samay mbokk ñoo dugg si léegi mooy xeetu beeñ mais avant ñu ñëw ñu fekkoon sama tonton Mbay Thiaw mu toog donc moom moo ko waxee rek yóbbaal na waa xeet bi yëpp di nuyu bu baax a baax délégation bi fi Papa Mass Mbeng yebal muy tonton Pape Seck mu ngi nii toog ak sama conseiller technique Lamine Ndoye ñoom la fi yebal tonton Mass nag moom dañ koy gërëm bu baax di ko sant
je pense que wax na ko njagee sa wax na ko léegi tonton Mass lépp lu Yoff xewle mu dagan rek mu ngi ci biir donc kooku bon buñ ko amee war nañ ko ñaanal yàlla bàyyi ko ba ci kanam a kanam ñu ngi koy ñaanal wér-gu-yaram ak fu nu gudd ak lu mu man ren yàlla na gën a man lu ëpp loolu déwén parce que suñu sag la fii ci Yoff Mass Mbengue sagu Yoff la fu ma toog dama koy wax parce que képp ku xewle bu ko yégee bu ko yégul dina ñëw yónnee ci alalam pour loolu mën a antu donc dañ koy sant bu baax a baax di sant nag ñi fi ñëw ñëpp di sant bu baax waa amical bi je pense que ba ñuy réunion dañoo toog Ablaye ne leen jël naa lépp teg ko ci loxo Abdouna mooy li njàmm wax rek ñun lu ñu def ci Ablaye Diouf Sarr rek moom moo ñu ko ji imam muy nit koo xam ne wax fa dëgg yàlla kóllëre gi nga wax noonu xam naa dañ ko delloo bal bi rek parce que moom ku am kóllëre moom tamit parce que képp ku mu nekkal day wax benn baat danaan bëgguma sama waay ñee waayu ma jàmbur donc loolu ku am kóllëre rek moo koy def xam naa nag toog ak waa amical bi naan jàppaleen Abdoulaye Diouf Sarr bari wax la xam naa yéen a ngi ci mais di leen gën a ñaan rek ngeen gën ko jàpp parce que fii ñu jëm Abdoulaye soxla na ko bu baax ñu ngi jëm ci échéance yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi commencé wax ku ci nekk yaa ngi commencé jëf mais j'ai dit aux Yoffois faites le bon choix bu fekkee ne ñun dañu Yoff xalaat nañ ne Lamine Ndoye mën a toog mooy le bon choix ñun dinañ dem jàppal Lamine Ndoye bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr parce que dañoo bëgg ñu am koo xam ne tey jii bu Yoff soxlaayam uti faneen indi j'ai dit que am maire boo xam ne ñun ñu ngi ci maire bi xam nañ li fi xew am maire sans beneen portefeuille dina sonn trop Yoff 95% li muy am Ablaye da koy uti faneen dugal ko Yoff donc c'est pas la commune de Yoff proprement dit rek moo mën a defar donc Yoff il faut ñu am koo xam ne yor na beneen portefeuille di ut leneen di indi yàlla nag dogal na am nañ am ministre de la république am nañ koo xam ne tey mu ngi xëcc faneen di indi am na koo xam ne tey benn coup de fil bu ko réglé ootee rek Yoff lu bay réglé fa ngan la waaye nañ ko jàppale moo gën ñu nekk fii di xeexante suñu biir Yoff war nañ mën a xool kan moo fi nekk gën a nekk position jamono yi Abdoulaye Diouf Sarr moo gën a nekk position donc nañu àndax moom pour mu defar dëkk bi Abdoulaye ba mu ñëwee ba léegi Yoff mu ngi changé xar kanam parce que lépp loo xam ne tey mu ngi ci Yoff mu ngi fexe ñu def ko place bi melul woon nii moom moo ko fi def place njëw melul woon noonu moo ko fa def statu Yoff gis ngeen ko melul woon noonu jullukaay bi maa ngi rappelé wu imaam dañ toog ñu xutba ba pare moom mii ci làmmiñam la defarukaay jullukaay bi jóge comme man maa jullee foofu maire Laayeen lay jullee wax ñoom njàm mi maire ne imaam ne mu ngi ñaan bërëb bi ni ñu koy def ni salte na trop baaxul ci fi ñuy jullee et tout mu ngi ñaan lu waay am nañ ko def ñu defar bërëb bi defe naa bés boobu rek am na lu génn foofu sa si jumaa ji ñu génn mu ne 400000 defe naa génn fi bés boobu ñu génn ma ñëw comme man damay def ay compte rendu ma defal ko ministre ma ne ko monsieur le ministre daal imaam am na lu mu lancé fële léegi luñ ci mën nañ ko def mu ne mu Abdouna rus naa fee nekk man Abdoulaye Diouf Sarr ak li ma yor fii ci dëkk bi waa Yoff di cotiser pour defar foofu loolu dinaa ko jël en charge yàlla def na defar na ko ba mu mucc ayib te donc loolu ci loxo imaam bi la jaar donc bu ñu amee ku mel noonu nañu bàyyi ay këral d'intérêt wala ñu nekk fii di xool nañu xool lan mooy l'intérêt de Yoff ñu jàppale ko loolu nag lancé wu ma ko pour waa amical bi mais tey lañ toog dama koy lancé pour waa dëkk bi parce que waa amical bi xam naa ne ñu ngi ci loolu parce que doo leen bokk Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñii ñooy seeni rakk ci école 1 ñu ngi sant bu baax donc tante ku jëccoom mii toog parce que ñu jaar nañ ci ay loxoom ñi nekk école 1 yëpp jaar nañ ci loxoom xale yi rek ñoo jaarul école 1 mooy xale yi quoi ay njàmbe ñoom ñu ngi jaar ci école yeneen yi mais ñun mag ñi école 1 la ñu jaar donc ñu ngi koy sant mooy bu baax a baax di wax ne daal ñu ngi sant waa Yoff gépp di leen wax ne daal ngeen gën a jàppale seen doom gën ko ñaanal imaam yéen tamit ñu ngi leen koy dénk lu ngeen ko mën a ñaanal ngeen ñaanal ko Ablaye tamit nee naa ne ko lépp loo jàpp waa Yoff benn jàppaleen ñaar parce que remaniement bi passé nii képp ku toogoon diggante 20h bés boobu ba 11h30 ñuy joxe résultat yi xama woon ci loo nekkal parce que bi ñu waxee tout Abdoulaye Diouf Sarr da ngay mel ni benn yuuxu ngay déggandoo ci dëkk bi ñu bari xamuñu sax suite bi après ñu ko xool réseaux sociaux yi pour xam ñan la ñu fal parce que moom waa Yoff ñooñu moo leen intéressé woon kooku tamit donc buñ ko amee nañ ko gën a taxaw gën ko jàppale gënu ñàkk suñu bopp parce que Ablaye li président Macky Sall télé laay wax li Ablaye Diouf Sarr am noonu mu defal ko Ablaye da ko liggéey fii suuf ay mbokkam jàppale ko bu Ablaye ñàkkoon Yoff ay nit ñu def ay moromam lañ koy def donc yéen seen doom pour fi mu nekk mu am sécurité
mooy que lépp lu mu oote fii si Yoff ngeen jàppale ko su mën a gën jàppale le président Macky Sall donc ñu ngi leen koy dénkaat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di wax ne nag ñun ñoo xewle dimanche bi ñëw ñu ngi si invité waa Yoff gépp incha allah xeetu benn ñoo xewle ñoom njàmme fa lañ defoon fële fu ndaw fële jumaa yi ñun fii la ñuy defee donc daal dañuy invité Yoff gépp incha allah ngeen ñëw fekk ñu foofu mais mënuñu jeexal te sant ñu bu baax koo xam ne dafa nekk si yéen muy Ousseynou Thiom Ousseynou dañ koy sant bu baax parce que Ousseynou jàmbaar la nee naa ne ko di nga rey sa bopp si dëkk bi parce que Ousseynou lépp lu am dina si ji ma man mais loolu lépp dafa xir si li muy def xam nañ ne amical bi sant ngeen ko mais ñu ñuy liggéey ak moom tamit muy jàppale Abdoulaye Diouf Sarr dañ koy sant bu baax a baax di wax ne daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a dénkaat donc Abdoulaye Diouf Sarr ñun lépp lu ñu def fii rek dañ koy def pour jàppale ko di nuyu bu baax nag bu ma laa tëj parce que waxuma délégation yi ma àndal bi ñuy ñëw maa ngi àndax donc Ndiame Diop mi nga xam ne donc mooy chef sa fële si Dantec àndax Babacar Mbeng mi nga xam ne mooy chef de cabinet du maire ñu àndax donc As Ndoy mi nga xam ne conseil technique fële si ministère El Hadj Niang mi nga xam ne moo yor fii comité santé bi nekk fii si Philippe Maguilène Senghor àndax jigéen ñi monsieur le maire Marie Ndiaye mën naa si lim donc Fàccaw mi xam ne conseiller la ñu ñëpp ñu ànd ñëw représente fii le maire mais ñëw fekk fi koo xam ne suñu kilifa la man dama naan garaatu président bi moo ma gënal garaatu maire bi si moom parce que tout dama koy wax mooy le président Mame Ousmane Samb parce que tey jii dafa am loo xam ne da ko représenté si tarixa bi nekk fii Yoff nekk ak ñun tamit fii si maire bi mu nekk fa adjoint au maire mais man bureau sa su ma fa duggee président laa koy ooy du ma ko ooy maire parce que garaatu président boobu moo ma gënal si moom garaatu maire bi donc ñu di ko sant bu baax tamit si liggéeyam bi muy liggéey si maire bi ak li muy liggéey si tarixa bi parce que Mame Ousmane ndam la si waa Yoff fekk fu ñu dem tarixa tijaan nekk fa ba démb la mujjee ay kilifa dañuy ñëw ba si ñun bu ñu ne Yoff rek ñu ne bu ngeen demee ngeen nuyu ñu président Mame Ousmane Samb donc ñun waa Yoff lu ñu ko mën a jàppale si cër bi mu yor nañ ko si jàppale parce que ndamal Sénégal la loolu ndamal tarixa bi la mais ndamal Yoff gi ñu bokk donc président tamit lay jox si wàccuwaay di nuyu wàlla Serigne Yoff di nuyu wàlla donc ñu fekk ñëpp ngeen baal ma si kàddu yi loolu daal la amoon benn message mais la jërëjëf monsieur le maire yàlla yàlla barkeel mbokk juru yasal alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wax def ko yàlla moo ko moom wax nar ko jullit moo ko moom waxoon nañ lii nar ko yàlla jàppal kattanal ñu ba ñu mottali ko kon sant ko ñeel na ko kon ñu ñëpp ñu àndandoo wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla bu nekk suñu mujj jotaay ni ma koy waxee rek luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu luñ ci def muy rëcc yàlla nañ ko yàlla jéggal soppi ko mu di wiiw ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam nga def ñaan bu ñu laa ñaan rek ñuy dëggal lii monsieur le maire wax monsieur le maire Abdou Nar li mu wax ci Abdoulaye Diouf Sarr fàttewul démb jotaayu tey bi firnde la ci sunu yaay xujja coom bi keroog bañ ko annoncé mbir mi ne ko da ngay dem màkk dañu daje fa ci tali bi gaaw ñëw jox ma loxo dama ne woon damay ñëw kër gi waaye Abdoulaye Diouf Sarr moo may yóbbu màkk waa xam nga kii la jàngal nga dem ba jamono yàlla may la nga ne dama koy yóbbu màkk mais loolu mooy kóllëre mu fàttali ma benn événement bu ni mel ma kontaanoon ci lool ndax nag enseignant la jàngalekat la benn turc ay voyagé dugg ci avion bi ba jël place am ki war a dawal avion bi mu bu laata dem day am tableau de bord day xam ñi ne ci avion bi ñépp liir tur yi kenn par kenn mu liir ci tur boo xamee ne ndeke kooku moo ko jàngal primaire keroog avion bi tardé na quelques minutes bi mu ko gisee dafa téléphoné hôtesse yi ne leen ki ma jàngal ba ma mën a dawal avion tey mu ngi ci biir mu ngi place sàngam numéro sàngam préparé leen ma ko cadeau léegi bu am solo ngeen joxal ma ko
gars yi dem préparer cadeau bi kenn xamul lan la ba mu jekk ñu ñëw fekk ko fa mu toog ñu jox ko dañ ko bett sax mais moom affaire bi sa da ko jëlee kaw donc loolu kóllëre la loolu rek laa ci doon dolli pour wane ne ah monsieur le ministre ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla jàppale loolu daal te loolu mu def noonu mel na ni defal na ko ñëpp man li Moussa Diagne wax léegi ci imaam yi loolu laay wax bi mu ne dafay yóbbu baas mu dem ziyaare ji Fass bi mu ma ko waxee mais dama ne ko loolu ñun ñëpp la ko defal imaam yëpp la ko defal ndax mënuñu jël ñëpp yóbbu mais kenn ku dem ci imaam yi mel na ni ñëpp dem na yóbbul nañu ñaari imaam mag te ñu ngi ñaan mu yokk yóbbu ñeneen moo tax at yi fi jaar te joxul imaam yi billet man dama ne ah mais nañ ko nangul loolu parce que itam ñi mu war a jox dañu bari donte le nag ñun bëgg nañ année bu jot ñu am ndax yàlla yaatu na du dëgg mais franchement man foofu laa ko tegan dama jàpp ne ñi mu war a jox moo bari waaw bu ma laa ñaan tuuti kon bu ma laa jox kii bi man itam maa ngi invité mbokk yi yëpp parce que dama ubbi benn école fii nii franco arabe trilingue la dañu jàng anglais français ak arabe à bas âge donc fin d'année bi dañu jàpp le 13 bii ñëw ñu def benn fin d'année wan waa Yoff école bi lan la jot a liggéey ci loolu ñu waxoon objectif yooyu lan lañ ci jot a réaliser incha allah ci bayal bi ci bu Samba Sow fële ci boori marché bi damay ragal ñu bari ci ñi fi teew du ñu mën a jot seen invitation ndax xëy na jot gi ak yooyu waaye ku dégg li ci ñi fi teew loolu mooy sa invitation wallaay bu ñu sañoon ku ne nag ñu jox la carte ndax itam ñun yéen rek la ñu am ñu ngi koy yëgal ñëpp ngeen bàyyi ci xel ñaanal ñu incha allah ba booba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu ñu laata ñaan mbokk mi. waaw merci imam maa ngi jéggalu en tordant le cou au protocole parce que dañu am ñun aussi suñu président Thierno Mbengue muy ku effacé wu te mënuñu toog fii ba dem kenn gërëmu ko donc Thierno aussi il a vraiment le mérite jiite ñu di coordonner ba ñu yegg si fii donc moom aussi vraiment ku jar a remercier la jar a ñaanal loolu laa moom si doole merci. kon ñu def ñaan kenn ku nekk def fatiha ayatul kursi salaatal fatihi falaqe ak naasi allahu la ilaha qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq qul a'udhu bi rabbin naasi malikin naasi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاوة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñu yëkkati ay kaddu jëmalewaat ko ci askanu Yoff ñu wax ne ñun waa amicale bi des anciens élèves de monsieur Ousmane Camara ñu dool taftal ci tous les élèves passant par l'école El Hadji Talla Diagne ex-école 1 yaa xam yow ñun ñoo la jiitu ci école ba yaa xam yow yaa ñu mujj ci école ba ki ñu jiitu ak ki nga xamante ne moom moo ñu jiitu ñun waa amicale boobule ñoo yëkkiwaat ay kaddu jëmale ko ci Yoff dañu yëkki suñu kaddu ngërëm jagle la ka le premier magistrat de la commune de Yoff muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre maire bokk ci kuréel gi ñuy wax ne amicale bi du jog ci delloo la ngërëm fasante gën a fasante ak yow ak kóllëre gi nga xamante ne moom lañ traité tey ñu wax ne matale nga ko
te incha allahu rabi ñii fi jël kàddu ñëpp seq ak yow wax nañu ne wala xamal nañu ne kóllëre googu xamante ne moom lañ doon traité yaa ngi ci biir sax nga si ak dàkk ñuy wax ne dañ lay gërëm di la gën a ñaanal yàlla li nga xamante ne moom nga man ren yàlla na la ko yàlla fulal yàlla na la ko yàlla gën a dool yàlla na la yàlla gën a dooleel ba sa man-man gën a yokku que la commune de Yoff gën si gis boppam que tout le Sénégal à travers le PSE gën si gis boppam ñu wax ne amical bi ngoon donc mu ngi gërëm bu ginnaaw Ablaye Diouf Sarr ñu ngi gërëm imam Moustapha Samb mi nga xamante ne moo ñu doon defal traitement bile wax ne am nañ mbégte ci yow te lii ñu wëllëre ak yow yàlla na ko yàlla gën a ful yàlla nañu ko yàlla gën a jàppal ba mu gën a jàppandal ñu wax ne encore tout membre boo xamante ne yaa ngi yëngatu ci lenn rawatina ki nga xamante ne mooy Djibril Sarr rawatina mooy Godas mooy Ousseynou Thiom mooy Mame Ousmane wala monsieur directeur Birama Silla Boubacar Gueye ak ñëpp au nom de l'amicale man personnellement dama yëkki ngërëm jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñooy sumay père parce que du lu ma leen sa du lu ma leen ji du lu ma loo xamante ne yëkki naa ko defal leen ko bañu nangu suma président si seen kaw du donc par humilité maa ngi wax suma mbégte jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo constitué amicale bi ma di leen ñaanal yàlla lépp loo xamante ne wax nañ ko fi lépp loo xamante ne jëf nañ ko fi depuis le 28 décembre 2013 ba junu yàlla tey jii yàlla nañu ko yàlla gën a jàppal yàlla nañu yàlla gën a jàppandal ba ñu gën a mën a def li nga xamante ne mooy suñu objectif maanaam suñu fraternité suñu amitié ak suñu solidarité bi nga xamante ne mooy laltaayu suñu amicale ba kóllëre gi nga xamante ne moom la imam doon traité ñu gën ko saxal si suñu biir encore une fois au nom de l'amicale ñu wax ne ñu ngi gërëm Yoff yëpp rawatina borom ndommu tànk yi muy wàllu diine muy wàllu aada ak muy wàllu politiquement aussi ñi nga xamante ne ñoo ngi ko yor ci wàll yëpp ñi ma jiitu wax nañ ko fi ñu mel ni ay Ndiagay Sa wax nañ ko fi ay Moussa Diagne ak ñi nga xamante ne ak Birama Silla wax nañ loolu jëmale ko ci muy ay ngërëm boo xamante ne wax dëgg yàlla defal nañ ko ci conférence bi muy ay ngërëm yoo ki yeex yooyu léegi nag particulièrement ñu am ngërëm boo xamante ne ñun waa amicale bi dañ ko yëkki jox ko koo xamante ne wóllëri Ablaye Diouf Sarr la koo xamante ne collaborateur Ablaye Diouf Sarr la koo xamante ne poulain wu Ablaye Diouf Sarr muy monsieur le maire Abdou Nar merci encore une fois merci te merci gi yamale ñu ko ci amicale bi yëpp dañ koy wax au nom du périmètre communal de Yoff monsieur le maire jërëjëf ci ni nga taxawoo Yoff ñu lay ñaanal li nga xamante ne yaa ngi koy jëf si Yoff yàlla na si yàlla gën a doole jàppale mënuñu jeexal suñu kàddu nag te duñu gërëm wayjuru Ablaye Diouf Sarr ak wayjuru yi nga xamante ne aussi ñun ñoo ñu meññ ba tey ñu mën a taxawal lii rawatina wayjuru Ablaye Diouf Sarr muy yaayam ak papaam ak ñi nga xamante ne aussi ñoo ñu jàngal ñu ñaanal aussi monsieur Camara fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu joxe ak rawatina madame Mbengue Khoudia Thiam mi nga xamante ne assisté nañu tey ci conférence bi di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla te encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp ak les parrains Massamba Mbengue bépp parrain boo xamante ne signifié woon nañ la ci carte bi yaa xam gis nañ la nga teew yaa xam gisuñu la nga teew mais yëg nañ ne jàpp nga ci suñu bés bi particulièrement loolu dañ koy jël kàddu gi teg ci loxoom El Hadji Massamba Mbengue mu jotale ñu ko parrain yëpp te effectivement am nañ fi El Hadji Ngala Mbengue moom aussi du ñu ko fàtte di ko gërëm aussi ñu nekk suñuy kaddu yoo xamante ne ñoom lañ ñuy gërëmal parrain yi nga xamante ne ñoom lañ ko digaaleel Adja madame Sarr Fat Thiaw Laye nag moom du ñu ko fàtte duñu ko fàtte nekk na loo xamante ne bokk na ci ñun nekk na loo xamante ne bokk na si ñu wax dëgg yàlla encore une fois ñu ngi leen di ñaanal ak du ñu fàtte aussi suñu jigéen docteur Aïssata Tall yi nga xamante ne aussi dagg na ay iteem ñëw fekk si ñu yooyu aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla nañu yàlla may ba ñu def ko ay déwéni déwén te aussi ñii fi nekk di teew rek yàlla nañ si yàlla may bakken ba ñu fekk lépp ñuy wax ne nag
képp koo xamante ne tudd ñu la rek du mbon du suñu coobare mais omission la rek mais gërëm nañ ñëpp bépp mbindeef bépp association bépp mouvement boo xamante ne jàpp nga ci bés bi moo xam de loin ou de près jàppal ne waa amical bi amal nañ la ngërëm te wax dëgg yàlla ngërëm moomu dog na si suñu xol te ñu ngi la ciy ñaanal yàlla dëkk bi nag yàlla na fi yàlla def jàmm dëkk bi encore une fois yàlla na fi yàlla def jàmm dëkk bi yàlla na fi yàlla def jàmm encore une fois ñuy ñaanaat nit ñi ñu ñaan pour suñuy xale yi nga xamante ne dañuy am bac bu ñu war a épreuve baccalauréat bac général bu ñu war a defi suba yàlla na si yàlla may ndam mu nekk seen wërsëg ba ñun njaboot yi ba ñun wayjur yi aussi ñu am mbégte si loolu parce que li tax ñuy ñaanal xale yooyu parce que dañu def acte boo xamante ne ci école la jëm te bëgg nañ ñi nga xamante ne ñooy defi bac ëllëg bu ñu weesoo fii aussi ñu jàppale seeni rakka wala seeni set seeni doom yi nga xamante ne bu boobaa ñoo jàngaat ci école yi encore une fois merci pour tous merci pour tous merci pour tous te ñu seetal ñëpp yàlla nañ ci yàlla defal jàmm incha allah. téléspectateurs yu Yoff Mbollo TV lii lañ leen jëlale woon tey jii fii ci pencum Yoff ci conférence bi nga xamante ni association des anciens élèves yu El Hadj Talla Diagne ex école 1 ñoo ko doon amal fii ñu leen ci rendre benn message rek boo nga xamante ni lañu ciy jàllale mooy amical bi ñoo nekk nii te dara taxu leen a jóg lu dul defar école 1 kon nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu ngi lancé appel ñëpp lépp lu waay am man ko ci yemul ci conférence bi na ñëw jàppalee leen ko ngir ñu taalal école bii di ñaan tamit doomu Yoff yi nga xamante ni jàngee nañ ci yeneen écoles yi ba génn fa yàlla defal leen xéewal ñu def nii mu law ci Yoff gépp ba ñu defaraat école yëpp ba ku dugg biir Yoff xam ne kat seeni doom toppatoo nañ fi ñu jànge ba yàlla defal leen fi teraanga lii moo doon conférence bi yàlla nañu yàlla may ñu fekkee yeneen i jotaay ñu dund ba def ay édition yu bëree bëri ci kàttanu yàlla ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu